ñi wax ci 2024. waaw élection yi. ñëpp jàpp nañu ne principal adversaire bu Macky Sall c'est Ousmane Sonko. ànd benn démonstration bu mu def fa nga xam ne fa la bokk mu di ci diwaanu Ziguinchor. ñëpp jàpp ne projection lay donné pour 2024. loolee mën nga yaakaar ne naka la war a mën a def ba maintenir ko pour qu'en 2024 bu fekkente ni bokk na ci ñuy jamante. mu mën a am benn tollaay boo xam ne kenn du ci dut baraamu tuuma lan nga yaakaar lay war a mën a doon. waaw wolof nee na kay li ma wax rek mooy li la fal boo ko fàttee rek folleeku Ousmane Sonko li ko fal rek mooy discours bu leer. ak ñàkk ak tâtonnement ak xeex. politique boo ragalee xeex bu ko def de ñaar yooyu moo ko fal boo ko bàyyee folliku de. li mu am yëpp tey jii parce que vent bii di upp yëpp ci Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko ko yóbbaale loolu mooy réalité bi de. moo taxawal Yewwi Askan bi. même bu ko taxawulul mooy leadership bi. waaw mais bari na ñoo xam ne bokk ñëpp ay leader lañ. loolu ñëpp ay leader lañ mais mon frère buñ naxante. mais futur am mooy discours bi mu amoon bu mu ko teggi nay wax pour njariñu Sénégal rek yaa ngi dégg. te lépp loo xam ne njariñu Sénégal la ak lu mu ko mën a coûter na ko wax. yaa ngi dégg discours langage de vérité moom la jeunesse bi bëgg a dégg. wax leen développement. tey jii bi mu fi affaire monnaie locale bi coow li bari woon na. waaw trop ay nit génn fi naan ay expert lañ lu ne ñu wax ko est-ce que tax na waa Casamance dégg ko kon xuux warul dàq as gor. parce que réew mi ku amul fit. ñu xoqatal la ku amul fit ñu tuumaal la tuuma warul tere mu wax li mu bëgg a wax. xoqatal warul tere mu taxaw. l'essentiel li mu wax na nekk njariñu Sénégal bu ko continuer coow lee bari mais kenn mënu ko teree dugg ci palais bi. d'accord parce que palais bi li fiy dugal nit. mooy urne yi. waaw du France fiy dugal kenn du Amérique. dëgg la yooyu ñuy wax waxi caaxaan la yooyu jamono colonisation ci lañ ci nekkoon. tubaab bi du ñoo ñuy falal kenn fii. Ousmane Sonko bu convaincre Sénégal yi comme ni mu convaincre waa Casamance. gis nga dañ ko votel majoritairement ñoo ko votel. waaw bis bu continuer ci discours bi même lancé. bañ a def erreur politique parce que politique tam boo defee erreur la Serigne Cheikh Tidiane si doon wax nee na boo defee benn bakkaar. ci diine da ngay wax astaghfirullah rek ñu baal la ko. mais nekkatuñ tamit waaye nag boo defee erreur ci politique da lay topp. Idriss Seck looloo ko dal. mais nekkatuñ ci moment wu boo xamante ni à la parole le discours yeeg yooyu Ousmane Sonko maintenant ce n'est plus des discours mais dafa laaj mairie ba ñu jox ko il y a loo xamante ni lu mu war a def day poser ay actes yu symboliser. d'accord naa ci loo xamante ni mooy waaw discours bi day accompagner jëf ji. waaw yaa ngi dégg. dëgg la nag accompagner jëf ji te Ousmane Sonko tamit buñ jéem a nax nit ñi. yorul lu dul simple maire. amul yenn moyens yi. fii boo àndut ak état yaa ngi dégg. li nga mën a def rek mooy wuti ay partenaires. dégg nga rek ma wax damay bañ. xam nga damay bañ ñu dugal ñu ci jeu boobu. te ñun loolu duñ ci nangoo dugg. yaa ngi dégg Ousmane Sonko joxuñu ko budget bi mu am Casamance rek lay am pour le moment. dëgg la kon day wuti ay partenaires yi nag mën naa yomb te loolu lañ koy souhaité yaa ngi dégg. mais tey jii Ousmane Sonko li ñuy gën a xaar ci moom d'accord mu def Casamance ay acte la. waaw waaye idéologie bi mu am. mooy waxi démbam ak waxi tayam. waaw bañ a wuute rek. mais dama lay wax na la ne au niveau de Ziguinchor. la nga xam ne laaj na ko fa bañ jox ko fa il faut mu poser loo xamante ni du koy mais est-ce que jàpp nga carrément que ne Ousmane Sonko personnellement. ak ñi muy àndal pour liggéey ak ñoom gis nañ ko muy woote ne ñëpp dina leen dajale pour ñu booloo liggéey est-ce que yaakaar nga ni mën na poser. loo xamante ni lu confortable lay doon pour askanu Ziguinchor. de sorte que loolu nekk loo symbole boo xam ne du koy projeté en 2024. waaw mais normalement parce que Ousmane Sonko au moins que tey jii adduna bi dafa ubbeeku léegi. waaw anglais yi naan the world in your hand. léegi adduna bi dafa ubbeeku du Sénégal rek la yam. waaw war ngaa mën a di wuti ay partenaires. la mondialisation. coopération yaa ngi fi. waaw jàpp naa état tamit lépp loo xam ne nii. loo xam ni njariñu Casamance la état warul dox ci di ko xañ Ousmane Sonko kon loolu moom gëw ma ni ku mel ni Ousmane Sonko jàpp naa ni dina ci am problème. parce que loo mën a wax diaspora bi tey. majorité bi ñu ngi ànd ak Ousmane Sonko. d'accord te diaspora bi ku leen waaw ci ay projets yu leer yoo xam ne njariñu Casamance a ngi ci. surtout doomu Casamance yi. ñu dugal ci seen alal. programme yi muy posé également au niveau de Ziguinchor. transformation implantation li nga xam ne moo day usine ay du genre yooyu nga yaakaar réussite bi dina yomb mais surtout aussi li gars yi di indi ci benn côté mooy insécurité bi nga xam ne ñu ngi ciy duut ab baram di ci jiixi jaaxa yaakaar nga ne mën na ko tegaat ba mu stable de sorte que lépp lu mu fay installé mu nekk lu fay sax. c'est important Ousmane Sonko du moom mooy teg insécurité. état moo am responsabilité ci teg sécurité état lañ jox armée jox ko police
jox ko gendarmerie. mais mën na ci bay waaw c'est important. Ousmane Sonko nga xamul lu ñuy xaar ci moom. waaw mooy mu développer ville Casamance développement. mais sécurité moom état moo koy gérer. indi emploi c'est possible su ko mënee. mooy li mu wax xam nga moom nee na. ci li ma dégg mu wax ko mooy. kaay leen ñu ànd tabax Casamance. parce que programme ni moom kese koy tabax. xam nga tey programme ëmb na li ñuy wax ni yëpp. waaw xam nga boo nee kaay leen ñu ànd tabax. waaw ànd boobu dina yomb ku am compétence di nga ñëw. dëgg la li bon mooy nga ni man rek maay def. waaw te doomu ku xam Casamance loo leen mën a waxal xam ne ay liggéeykat la. yaa ngi dégg. te ñu ngi ci diaspora bi partout. dëgg la jàpp naa ne bu leen tàllalee loxo. nguur gi bàyyi ko ci rek. mën naa am résultat. parce que Ousmane man jot naa ko fréquenter tuuti. déglu tamit ay nit ñu ko xam. wax nañ ñu ni bi muy nekk impôt et domaine. waaw 8h la daan xëy 18h la daan wàcc. liggéey moom amu ci problème. liggéeykat la loolu moom xoola parce que tàmm na am na rythme liggéey. yaa ngi dégg. léegi nag gérer nag moom leneen la. mais li yombal affaire bi daal mooy nga boole ci ñëpp rek. dëgg la képp ko xam ne am nga compétence te nekk doomu Casamance ma woola ñu ànd liggéey. yaa ngi dégg xooluma te wax na ko démb nee na toppatoo ma kii ci ban diine la bokk toppatoo ma ci ban ethnie la bokk. li may xool rek mooy ndax doomu Casamance nga ndax sénégalais nga te loolu jàpp naa nañ ci rafet njort rek ba koroog ñuy gis fan lay wàññi di mujjee ki gëtam. nga yaakaar ne lenn tam mënul nekk gàllankoor ci moom objectif bi mu tegal boppam moo di accéder au niveau du palais présidentiel 2024 loolu nga yaakaar ne objectif boobu amul luñ ci mën a jouer comme gàllankoor ci maanaam nekkinam foofee ci diwaanu Ziguinchor. non boo fàttali ko président Macky Sall bi muy wut réew mi maire la woon. dëgg la maire Fatick la woon. xam nga léegi boo xamee ak àdduna bi fi mu toll. ak jumtukaay yu bees yi. man ngaa toog fii Dakar di liggéeyal waa Casamance. loolu dëgg la loolu Covid bi wane na ko. loolu moom technologie bi moo wane ni lu mën a nekk la. yaa ngi dégg te maire du yow yaay jóg di dem di ci wàcc sur le terrain ay orientation rek ngay joxe. nit ñi di ko appliquer. yaa ngi dégg nga am say conseillers ngeen ànd ci loolu moom gëw ma ni dina poser problème. d'accord Imam dernier point bi rek ñu entamé ko mooy bitim réew. la xew diwaanu Mali. également aussi gis nañu au niveau de Burkina Faso ñu ngi wax coup d'état am na wala amul mais ñu ngi jiixi jaaxa ne l'armée ba jot naa wàccee ci biir dëkk ba lu bare bari daanaka ci loo xam ne gouvernement bu moo ko moom sax am na loo xamante ni jot na koo jël ba noppi mais amaguñu confirmation que ni déjà coup d'état bi réussir na li ni mel yàggul dara gis nañ ko au niveau du Mali gis ko au niveau de la Guinée nga yaakaar ne Afrique jotul ñu am tiitaange ci genn ak wet ci wàllu yu ni mel. waaw xam nga coup d'état moom kenn du ko souhaité benn réew rawatina réew yi ñu jege nii. kenn souhaité wu ko te warul am. waaye bu amee rek nañ xool li ko indi lan la. parce que mbir bu amee da ngay jàngat li ko indi. mais boo bëggee tëb rek jàngat mbir mi ci boppam problème la. parce que wolof ne lu yëngu lu ne la ko yëngala ko ëpp doole. jàpp naa ni sunu réew yi Afrique yi ñi ko jiite. nañu xoolaat ni seen peuple yi ñoo leen fi teg. nañu jël peuple yi ñu gën a jege seen peuple. mais dafa mel ni dafa am benn genre écart bu dox seen digganteeg peuple yi. yaa ngi dégg. constitution yi nga xam ne moo tënk seeni charte réew. ñu respecté ko. d'accord parce que coup d'état yi fi am yëpp nag. bu ñu la waxee dëgg nag ay coup d'état constitutionnel moo ko jiitu. yaa ngi dégg. mais bu dee dañ laa fal ci ñaari mandat rek nga def sa ñaari mandat dem. ragal naa réew yi nga koy déggoo fa coup d'état. doonte souhaité wuñ ko fenn. waaw souhaité wuñ ko fenn. mais Afrique bii ma gis tey. nga xam ni Afrique bu xiif développement la. Afrique bu bëgg a moom boppam la. Afrique bu bëgg a dépendre ci boppam la. ku leen bëgg a jiite. il faut nga dépendre ci africains yi ci ñoom. d'accord te occidentaux yi fële xam ne occidentaux yi seen bopp leen fi baax. seen intérêt bis bu ñu ko fi jëlatul gisatul dem. nit mënu laa coloniser pendant 400 ans jàpp la jaam wëlbatiku ni moo lay développé. loolu ku la ko wax war ngaa xam da lay nax. d'accord nañ dépendre ci lu ñu am. yaa ngi dégg. te am na coup d'état boo xam moo gën a garaaw coup d'état ci armée mooy coup d'état constitutionnel. constitutionnel. te boobu moom la ñuy valider léegi ci Afrique te
te boobu kenn waru ci ànd. pour indi ça une confirmation déjà c'est officiel. parce que gis nañu communiqué boo xam ne jot naa génn mais également ci télévision nationale ba nga xam ne moo di RTB ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci li ñu woowee maanaam mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration du Burkina. jot nañu amal li nga xamante ni moo di ab bataaxal bu ñu lire ci télévision nationale ba ànd ci ak nga xamante ni moo di Sandago Damiba moom mi nga xamante ni moo di ab colonel Paul Henri Sandago Damiba moom moo lire boobu les déclarations muy wane donc officiellement que ni ki nga xamante ni moo di maanaam Christian Kaboré jot nañ ko destituer ci loolu nag tax na am na yeneen décision yoo xam ne ñoom ci seen bopp di militaire jël nañ ko moo di dal nañu amal li nga xam ne moo di couvre-feu dooree ko à 21h ba 5h du matin foofee ci diwaanu Burkina Faso boole ci également dal di tëj lépp loo xam ne moo jëm ci wàllum frontières yi maanaam lu jëm ci wàllum jaww ji ak li nga xam ne moo di suuf si mais également dal di maanaam dissoudre li nga xam ne moo di gouvernement ba suspendre li nga xam ne moo di constitution ba également aussi dissoudre li nga xamante ni moo di assemblée nationale ba loolu di ay mesures yoo xamante ni yu fa jot a amaale donc mu mel ne mënees na jàpp ne après li nga xam ne moo di Mali Assimi Goïta ak ñooñam Doumbouya au niveau de la Guinée ça s'est répété au niveau de Burkina Faso donc Christian Kaboré léegi nag mu des fi may daanele mooy réew yooyu nag jege nañ ñu mais bokkuñu culture dëgg la xam nga Sénégal nag xam nga Sénégal lu ñu xam liñ def démb Sénégal bu ñu la meree démocratiquement non Sénégalais bu la meree li mu gëm day jàkkaarloog yow wax la ko ni ci média yi loolu moo tax démocratie am mais fi ñuy waxee suspension bu CEDEAO au niveau du Mali xam nga li ma bëgg a wax dama bëgg a wax ni réew yi ñu wër nii ñun ak ñoom ñoo bokk ay maam mais ci am na foo xam ne nii bokkuñ fa Sénégal coup d'état mosu fi am te gëwuma ni dina fi am parce que Sénégal tamit loo waay mën a wax démocratie am na fi dëgg la ñu ñaa ngi exprimer wu di wax seen xalaat te le peuple du nangu ku ko teg lenn bi peuple bi am na loo bis boo ko bëggee teg mu taxaw kon ñun réew yooyu man côté boobu awma ci sax si sàkk ne yooyu du fi am fii daal li fi am mooy nañ organiser élection yu transparence rek Sénégalais yi moom kuñ mere buñ demee ci urne yi dinañ la wan ni sa waay bàcc yu metti yi nga daan wax dinañ la ko bàcc d'accord waaw d'accord jarul dara di yëngatu parce que ñun suñ réew mi dafa am loo xam ni xaju fi dëgg la te armée bi ñu am tamit ñu respecté leen mu nekk armée bu républicain dëgg la ñu respecté leen ci àdduna bi yëpp kon ñun yooyu concerné wuñu débat yooyu ñun bu ñu ko fi kenn wax mais lu bokk ci wàllum CEDEAO gis nañ ko génne woon na communiqué pour xool ne ñu ngi amal ñoom tam ab seetlu fa nga xam ne moo di Burkina Faso gis nañ suspension bi ñu tekk au niveau du Mali tey jii lan nga yaakaar ne mooy nekk seen ëllëg diggante ak militaires yi nekk également foofee ci Burkina Faso waaw CEDEAO moom man bëgguma sax di sori ci seen i mbir CEDEAO mënta ñàkk ñu toogaat def póotum biir ñu xam ba xam peuple yi lañ fi nekkal wala syndicat wu président yi bu fekkee peuple yi lañ fi nekkal li peuple yi di revendiquer xam nañ ko mooy 3e candidature lañ d'accord yaa ngi dégg ñu fexe ba coup d'état constitutionnel yi am Afrique ñu arrêté ko d'accord fii ak arrêté wuñ ko nit ñi dañuy continuer ci yenn réew yi di jël nguur te loolu kenn amu ci intérêt parce que nguur kenn waru koo jël ci force nguur dañ la ko war a jox ci ay urne d'accord yaa ngi dégg CEDEAO moom mënta ñàkk mu toog def taxaw seetlu moom waaw yii ñuy def naan dañuy sanctionner Mali du régler dara il faut ñu xool li nit ñi di xalaat ñu anticiper débat yooyu débattre d'accord